إن الحمد لله نحمده حمدا طيبا مباركا فيه ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ربنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di kontaan ci continuer waxtaan wi nga xam ne tàmbali nañ ko depuis démb ñu bëgg ci joyal mawdu bu am solo boo xam ne suñu ustaaz Cheikh Ahmad Bamba Ndiaye moo koy def mu di attaanu ala thawabit wa atharuha fi istiqraari al mujtama kitaabu Sankharé namusajan mooy jéem bi nga xam ne ñoo ngi koy jéem ci jàmm yi nga xam ni moom la xeet wi gëm mu sax ci moom liggéey boobu lan la mën a jural société bi ci ñàkk dal ñu jël prétexte ci téere bi nga xam ni Sankharé génne na ko bu yàggul muy wax ci alquran ak yenn yoo xam ni yu sax la ci sunu diine ak ci suñu déggin ak ci suñu ngëm ki nu koy defal defe naa ne nun ñépp xam nañ ko jarul ñu koy présenté mu di oustaz Bamba Ndiaye nekk koo xam ne ki wootekat la jëme ci yàlla am ay expérience yu varié ci biir liggéeyu l'islam ak ci état ak ci espace intellectuel bi téere Sankharé bi mu génnee bokk na ci ñi ko jëkk tontu yi ñu ko tontu bari na waaye jàpp naa ne tontu bi mu ko tontu bokk na ci tontu yi gën a dal yemu ci aussi taxawaay yi nga xam ni jullit ñi taxaw nañ ko ngir wane seen yëg-yëg ci mbir moomu ànd na ko ak ñoom ci initiative yi ñu ci jël lépp dinañ ko déglu mu waxtaan ak ñun ci mbir moomu bu paree ñu jox mbokk yi kàddu gi kenn ku ci ne selon na mu waxtaane mu sof ci la mu say sof bu amee lu muy leerlu aussi mu leerlu ko di ñaan yàlla mu jàppale ko defal ko tawfiq ba li nga xam ne moom lañ yaakaar ci moom mu mën koo mottali tafadal ustaaz mashkuran a'uuzu billahi min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن موضوعنا اليوم كما تحدث عنه الأستاذ مختار سيدور إن شاء الله حول محور هام من محاور الساعة ألا وهو الطعن في الثوابت أو على الثوابت وأثره على استقرار المجتمع كتاب الأستاذ عمر Sankharé namusajan kon mbokk yi gannaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di am mbégte bokk ci waxtaan wi nga xam ne dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ko ci waxtaan yi mu barkeel di wax ne ni ko mbokk mi jiite jataay bi waxee Oustaz Mukhtar Kébé waxtaan li ñu fas yéene waxtaane moo di
jam bi nga xam ne def koy jam man ay daaj laa koy tuddee daaju diine mooy yu sax yooyu nga xam ne xam nga diine dafa am yu ñu tuddee as-sawaabit wal mutaxayyiraat dafa am yoo xam ne yu sax la ci ñun du soppiku borom bi moo ko wàccee noona ba mu ko wàccee ba ilaa yawmil baath duutu soppiku fa mu nekkoon la nekk la mu meloon la mel lanu ca daan wax lan cay wax am na nag yeneen mbir yoo xam ne ci diine dafay soppiku ànd ak jamono léeg-léeg bu jamono soppikoo loola mën na soppiku bu makkaan mam soppikoo loola mën na soppiku kon diine naka jekk diine lislaam noonu lay doxe loolu boroom xam-xam yépp xam nañu ne am na as-sawaabit am na al-mutaxayyiraat mu mel ni nag dafa am ñu jóg di jam ci loolu ñuy tudde as-sawaabit yi nga xam ne ay daaj la yu sax nanguwul soppiku ñoom ñu taxaw ci ne dees na ko soppi xam nga loolu ko bëgg a jël as-sawaabit def ko mu bokk ak mutaxayyiraat daanaka mel na ni yaa ngi jéem a jam l'islam ñu jël ci nag ngir mu leer lu mel ni li fi nekk coow ci fan yi passé ba tey sax xëy na ak suba muy téere professeur université boobu di Omar Sankhare di jàngale ci université bu Dakar ci département bu lettres classiques ndax nee nañu am na ñaari agrégation ci lettres classiques ak mbiru xam-xamu grec ci grammaire française dañuy faral di wax sax ne gannaaw Léopold Sédar Senghor suñu premier président de la république ba woon mooy ñaareelu africain bu am agrégation ci grammaire française kon kooku moo bind bu yàggul ab téere boo xam ne mi ngi ko tuddee al Qur'an wa thaqafa al yunaniya le Coran et la culture grecque dinañu ci ñëw incha allah kon loolu mooy exemple bi ñu nar a jël ngir fésal jam bi ñuy jam sunu daaj yi maanaam yu sax yooyu nekk ci diine ban jeexital lay am ci société bi nga xam ne ci njaboot gu yaatu gi nga xam ne ci la ñuy dund waaye balaa ñuy egg ci loolu di ngeen ma may rek ma taxaw bu gàtt ndax loolu sax xëy na taxuñoo jóg ñu leeral lan la ñuy tuddee as-sawaabit daaj yooyu li ñuy tudde ñun ay daaj muy yu sax yooyu ci diine nga xam ne nanguwul ñu di ko soppi di ca dugal ay pexe ñooy yan ak lan mooy jeexitalam ci société dinañ laaj itam ndax mënees na bu ñu leeralee loolu ba pare kon dinañu mel na ni war nañu tontu ci benn laaj moo di ndax mënees naa jàppee téereb Omar Sankhare boobu professeur Omar Sankhare ne ci loolu la bokk maanaam ci nga xam ne dafay jam sunu daaj yooyu muy téere bi ma tuddoon léegi al Qur'an wa thaqafa al yunaniya mu bind ko ci làkku français le Coran et la culture grecque édition Harmattan génne ko ci janvier téere bi janvier la génnoon janvier 2014 et bu fekkee ne tontu nañ ci laaj boobu xëy na dinañu leeral nu loolu mën a yëngale société bi nga xam ne ci lañ nekk maanaam yëngal ko ci wàllu ak dalam yëngal ko ci wàllu jàmmam yëngal ko ci wàllu bennoo gi nga xam ne moom la société bi bennoo kon mel na ni kenn werantewul ne bu ñuy tudd sawaabitul islaam xam nga léeg-léeg sax am mi werante ci ñenn dugal ci yoo xam ne ñenn nat danañu ne bokk ci waaye li ñëpp ànd ne bokk na ci te amut werante moom mooy alquranul karim loolu moom kenn du ci werante wala yonent bi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu kenn amul werante ci ne ci sawaabit yi la bokk yoo xam ne lu sax la loo xam ne daaju lislaam la boo xam ne kenn waru koo yëngal te kenn sax mënu ko yëngal dëgg la waaye kenn warul jéem di ko yëngal wala nga di ci indi lenn lu lënt kon képp koo xam ne jóg nga di jéem a jëmale lu ñaaw wala ak coppite
gu waroo ak la borom bi subhaanahu wa taala tëral ci loolu wala luy waroo ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci sunnaam dafay mel ni yaa ngi jéem a jam lenn loo xam ne ci daaj yooyu la bokk bu dee alquran nag ñi koy jéem a jam du tey la tàmbali loolu itam il faut ñu nangu ko yàgg na te façon yi bari na nee na boroom xam-xam dañu wax ne des na ko jéem a jam ci ñaari façon li ñu tudde at-ta'nu hawla al-Qur'an jam goo xam ne dafa mel ni ci li al-Qur'an ëmb ak na mu dikkee lanu koy jéem a jëmale ak boo xam ne nag at-ta'nu fil Qur'an jam-jam boo xam ne nag moom ci biir al-Qur'an la ñuy jéem a dugg di ca jéem a indi ay coppet bu dee xaaj bu njëkk bi nga xam ne ci ne alxuraan tëddeeg ni mu dikkeeg yooyu la jëm bari na ñoo xam ne cay jamono yu gën a yàgg jéem nañoo jam alxuraan ci dajale biñ ko dajale ñii weddi ne dajale bi alxuraan matoon na laata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna ñii ne dajale bi matul ñii ne am na luñ ci yokk ak wax yu demee noonu yooyu yëpp ñiy jéem a jam alquran ñoo ko wax ni alquran toftaloo itam bari na ñu ci bind sax di ko jéem a jam ci côté boobu yi nga xam ne moo ñëw ci alquran ci lu demee ni i'jazul quran le caractère inimitable du Coran maanaam ñàkk gi nga xam ne mënees kenn mënu koo roy alquran wala nga indi lu mel ni moom te borom bi subhaanahu wa taala wax ko répété ko loolu itam bari nañu ko ci jéem a jam jéem a wane ne alquran moog làkk yépp yam ku ne mën naa wax lu mel noonu am na sax ñu wax ne alquran du waxu borom bi subhaanahu wa taala mais ay nit ñoo ko tëgg askane ko ci borom bi subhaanahu wa taala kon yooyu yëpp ay xeetu jam-jam la yoo xam ne boo delloo ci histoire da nga gis ne ay téere bind nañ ko ci yu baree bari waaye ulamaul muslimin borom xam-xamu jullit yi itam musuñu dañ saa yu nu mësaa lu mel noonu mësaa am ñu taxaw ci wax ak bind di tontu ñooñu wane ne li ñuy wax ay kàcc la mën naa cee joxe rek ay téere yu gàtt am na koo xam ne dafa bind ci ay subahaat yu mu ne am na ci lislaam ay lënt-lënt lu mel ni téereb docteur Ghazi Inaya ci di tontu ñooñu ci téere bu mu tudde subahaat xawla al quran wa tafniduha di tontu ñi nga xam ne dañu doon jéem a wane ne ay lënt-lënt dafa am ci alquran wala yu lëndëm mu bind téere tontu leen wane ne loolu ñu wax ay kàcc la dara amu ci am na téere yoo xam ne jàpp nañ ne ñoo gën a tar ci jéem a jam alquran bokk na ci téere bu ñuy wax alquran nuzuluhu tadwinuhu tarjamatuhu wa ta'thiruhu kooku benn mustashriq bu ñuy wax Régis Blacher ku ñu xam la ku mën a bind ci lislaam la dafay tuddee boppam sax islamologue moo ko bind xam nga ne mustashriqun yooyu léegi la sax waaye ku nekk xam na ne dafa mel ni kuréel la boo xam ne li leen taxoon a jóg moo di liggéey bu mel noonu mustashriqun ñi ñuy tuddee les orientalistes boo ko seetloo ñu ci bari xarb la ñu jóge waa Occident la ñu seen université yi bañ nañ ko ba dañu leen wutal sax ay département boo gisee lu mel ni département ñoom ñoo créé baat bu mel ni islamologie baat bu mel ni département bu mel ni département islamologie wala faculté sax ba am ca Sorbonne université Sorbonne bu Paris daanaka ñooñu ñoo ko créé woon nekk fa ñooñu ñoo jógee université bu Paris dikk Dakar gi créé fi département islamologie li ñuy tudd département d'arabe au fait tudd département d'arabe boo demee ci texte université yi département islamologie la tudd boo fay am diplôme man fa laa jànge ba année de maîtrise
diplôme bi ñu ngi koy tuddee civilisation musulmane maanaam département yooyu boo ko seetloo ak seen université yooyu yu tas ci xarb li ña fay ëpp ci ñay jàngale man mi département arabe boobu ma génne ba ma fay dugg ba ni may génn donc première année ba année de maîtrise kay chef de département ba Yves Marquet la tudd ab tubaab bu xonq cuy la jóge Paris ki sos département bi Vincent Monteil la moo créé département arabe bii nekk université bu Dakar njëkk faa nekk chef de département di fa jàngale moo jàngal ñoom Oustaz Rawane Mbaye ak ñeneen ñu fay jàngale tey gannaaw ga la ko Yves Marquet di tubaab moom itam ni moom man Yves Marquet moo ma jàngal nee naa première année ba année de maîtrise moo fa nekkoon di tubaab gannaaw ga la africain yi door a ñëw di fa nekk chef de département ñoom Oustaz Rawhan ak ñoom Babacar Samb ak ñeneen kon yooyu université ak yooyu département orientalistes yi dañ ko créé woon pas pour former ay arabophones ñoom arabisants lañ leen doon tuddee danañ la jàngal naam al-lugha al-arabiyya mais ñoom dañ naan duñ la former sax ci nga mën a làkk arab man fàttaliku naa maa ngi koy wax léegi ba may jàng ci département bi man booba dama jàngoon Daarul Muallimin jóge fa di jàngale arab jóge ci jàngale arab nga préparé concours entrée en fac looloo ma fa dugal ba ma admee ba dugg ca département ba boo ñëwee daanaka la nga jàngoon moom ci arab mën nga koo lem denc ndax lan lay jàngal ci arab moom man moo yées la ma daan jàngale te ibtidaaiya laa doon jàngale moo yées la nga daan jàngale yow say élèves ci arab kon daanaka foofu moom français nga fay gën a jàng ak linguistique yooyu matière principale yi comme faculté de lettres la bokk dissertation française la ak linguistique bi ci français nga koy jàng ilmul lughat ci français nga koy jàng nag an-nahwu as-sarf al-qiraa ci arab mais yooyu ci niveau yu suufe lool nga xam ne ñi nga fa daan taseel parce que département bi ñooñu leen ko defaroon ñi nga xam ne dañoo am baccalauréat ci lycée yi ci français ba pare doon def arabe comme première langue ñoo ko moomoon maanaam arabisants yi fa dugg dañoo wàlli si rek wala ñu jaar ci ay porte ba dugg fa mais ñoom taxul ñu def ko la preuve mooy ku nekkoon arabisant pur pour nga jàll fa lu jafe-jafe la woon man maa ngi koy wax fekk naa fa ay nit ñoo xam ne ba ma fay dugg si def nañ fa juróomi at deuxième année wala ñuy wut benn certificat de licence te licence bi ñaari certificat la mënuñu koo am ba ma bàyyiwaat leen fa daanaka génnaat lu mat juróomi at ñu nekkaat fa di wut benn certificat booba ndax boo masaa passé duel 2 duutoo tudde li ñuy wax cartouché duutuñ la dàq mën ngay répéter di répéter kon loolu mooy département yooyu donc ñooñu dañ daan former nit ñi ci boo seetloo ici programme ba ci l'islam di ñuy tudde civilisation musulmane boo ñëwee ci wàllu taarixul islam ñi ngi gën a focaliser wu ci li ñuy tudde al milal wa nihal maanaam kuréel yi nga xamoon ne ñoo juddoo ci l'islam da ngay tàmbalee ci jàng suufiya ci ngay ubbeekoo dugg nag ci al milal wa nihal daanaka milal yooyu doo ci bàyyi benn dañ ko jàng en détail di ci xóotu alors loolu la njàng mi tarkiz daan la jàngal bien sûr technique gu grammaire arabe pour nga mën a traduire un texte arabe même boo mënut a làkk arabe nii bu leer ku mel ni Yves Marquet je me rappelle texte arabe boo ko jox dana la ko traduire quelque sax nga yéemu ci ni muy déggee texte bi mais mënut a jàkkaarloog yow di làkk arabe mais am na technique bi maanaam boo ko joxoon tey livre arabe lu mu compliqué bu ko liiree mën na koo traduire presque mën naa ne exactement boo duggoo ci grammaire arabe it kii yu bari xam na ko mais ci français la ko xam nag xamu ko ci arabe balaaxa noonu la ci mel arut noonu la ci mel lépp ci français nga koy jàng doo ko jàng ci arabe kon Occident département yu mel noonu ak université yu mel noonu dafa bari
te ñu formé ci ay jahabisa yu génn yu bari ñooñu firi nañ alquran ci seen déggin traduire nañ ko ci seen déggin wax nañ ci seen déggin ñooñu boo seetloo ñooy ñi ëpp livre yi ñi ngi wax Sankharé mais ku gëstu woon ay téere yu dul jeex la yoo xam ne yii ci alquran rek la jëm yii ci xadis rek la jëm yii ci yeneen xeetu mbiru lislaam yi la jëm ñu bind ko di weddi la ca am parce que ñoom seen esprit du ma wax sax ne cartésien mais occidentalisé la ñu koy liire déggin way loolu la ci am ñi ci ëpp sax du ñu faf ay jullit Yves Marquet doonu toon jullit ñoom tuub ak yooyu du seen sax toppatoo maanaam du ñu ay jullit ñoom dañu jàpp rek ne ay technicien lañ di texte islamique yu koy étudier en tant que un technicien bu taxaw fële di étudier texte bi ngëm geeg yooyu toppatoowuñu ko kon ñu mel noonu ñoo bari ci ñi xar ba formé moo tax ma ne ñi nga gis ñu daan dal di jéem a jam diine ñooñu bari nañ ci lool téere yi nu bind bari na lool téere yi leen tontoo itam bari na lool mën naa ne sax léegi jamono ji ñu toll dafa mel ni dafa xaw a wàññiku moo tax xëy na jullit yi wala nit ñi fàtte lu baree bari ci loolu daan am ba bu lenn amee lu mel ni lii Sankharé wax mu xaw a jaaxal ñenn ñi bokk na ci aussi li nga xam ne ñoom gën nañ koo jame lislaam te di ko weddi ñoom ñëpp ñu xaw ci daje moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam yakun ummiyan dañuy faral di wax ñoom ñëpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko alquran waxee alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya ci suratul a'raf ñoom dañu ne ummi yi googu niñ koy firee baaxul loolu du Sankharé moo ko njëkk a wax ñoom wax nañ ci lu bare lu ko jiitu damay wax sax ne wax yooyu rek la toxal au fait mais deful benn gëstu kon ndax alquran lu ñu wàcce la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wahyu la wala ilham la xam nga loolu Sankharé même bu ko leeralut ci téere bi it ca entretien ba mu am ak Sada Kane le 14 avril 2014 te mi ngi ci YouTube léeg-léeg nga YouTube version ba am na ci version bu matul mais boo dégloo version bu mat ba nee na Sada Kane laaj na ko ne ko vous dites que le Coran n'est pas révélé mu ne oui il n'est pas révélé il est inspiré mu ne ko ah bon vous dites qu'il n'est pas révélé mu ne il n'est pas révélé il est inspiré maanaam du wahyu ilham la kon ma ne wax yu mel noonu du tey la commencé ñu mel ni moom yàgg nañu ko wax ci jëmale ko ci islam waaye lan mooy jeexitalu jam googu ñuy jam l'islam ci société bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax nañu loolu yemalewu ko rek sax ci ñooñu inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun di tëkku ñi siiwal ak mbon yi xëy na bu ñu waxee ne ay njaaloo ak yeneen mi ngi ci waaye lu mel ni wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw te ñii di ko def di ko siiwal ci biir julli di tënk borom bi tëkku na leen ku nekk xam na ne itam liy gën a mën a tas ab société moo di waxante lu ñaaw même biir jullit ñi sax bu ñu ko defee ci seen biir loola dana tas seen diggante benn famille waxante lu ñaaw wala nga wax lu ñaaw la nit ka gëm loolu dana tas seen diggante borom bi subhanahu wa taala xam ngeen ne artu na jullit yi sax ñu bañ a ŋàññ yàllay caaxaanu ñeneen ñi pour bañ rek mu indi loola jur ñoom ñu wax lu mel noona tontu lu mel noona jëmale ko ci seen yàllay dëgg ji kon nag jéem a ŋàññi loo xam ne dafa nekk ndëgër laay ci pas-pasu nit surtout pas-pasu jullit ku nekk xam na ne la muy njëkk a def mooy jurug mbañeel ca kooka ngay jàkkaarloog tey ŋàññi ay ndëgër laayam leneen la cay topp mooy dana jur réaction ci moom ndax ku nekk xam ne doomu aadama boo ko defee lu ñaaw du doomu aadama rek sax ginaar sax boo ko fekkee mu boofu ay nenam
boo ko bëggee agressé dana la def lim man maanaam dana jéem a jaamaarloo ak yow beneen bàyyi ma boo jël tam gën koo tuuti boo ko fekkee ca la mu fonk nga bëgg ko koo yàqal wala nga bëgg koo ŋàññi dina jaamaarloo ak yow waxuma laa nag lu toll ni doomu aadama ak lu toll ni aqida pas-pas ci moom nga xam ne jàpp na ne lim am lépp loolaay la ca ëpp solo nga bëgg ko koo wayafalal wala nga bëgg koo ŋàññi ku nekk xam na ne loolu li muy njëkk a jur mooy loo kooku am réaction ci yow réaction yooyu buñ ci doon tudd ci am ci àdduna bi xam ngeen ne du jeex bër ki démboo njaay xam ngeen la xew Libi ak yeneen gox ci alam bi fii tàkk fépp boo ko seetlu woon boo demee ca cosaan la lu mel noonu ko jur maanaam benn Sàmba Njorndaay benn waay bu tekkiwul lu bari mooy jóg ŋàññ ngëm-ngëmu pas-pasu nit ñi bu ko defee loola jur ay réaction ya dana wute dama ko doon faral di wax ci téereb Sankhare bi ak benn professeur mu ne Sankhare boroom xam-xam la daa bind ab téere bu nit ñi tontu dañ ko war a tontu rek ci xam-xam yëpp ci bind ab téere ma ne ko déet loolu njuumte la bu fekkoon ne dafa bind ca bulletin université ba ndax dégg naa lu mel nii yàgg na bu mu ko bindee ci benn bulletin université xëy na kon wax jeyam foofa waaye boo demee ba bind ko ab téere di ko jaay ci dëkk bi maanaam rendre nga ko public génn na espace universitaire ba dugg ci espace public nag li ñëpp bokk pénc mi boo fa dugalee dara ci ñëpp nga ko jëmale boo saagaa ñëpp nag boo mënatoo tànn ne na ma boroom xam-xam yi rek fayu déedéet saaga yi ñuy fayu ku nekk ci pexeem lay fayoo boroom xam-xam bi day bind kii mën a bind kii wax day wax kii nga xam ne kurusam la gëm moom ca loola lay jàpp ne ci lay xeex ak yow loola lay def ki nga xam ne saaga daf lay saaga ki la mën a dóor daf lay dóor loolu mooy doxalinu àdduna alhamdulilah bi nga xamee ne xëy na Sénégal nit ñu dal lañu ba yu mel noonu amu fi mais ku nekk xam na ne ci yeneen société gis nañ suba gu jot lu mel noonu dafay indi ay reyante yoo xam ne dafay dem sax faf ba ëppi loxo nekk fitna boo xam ne day mujj tas ci société bi yépp moo tax ñu jàpp ne téereb professeur Sankhare bi xaqiqatan bu nu ko xoolee rek ci wàllu boroom xam-xam laay wax dinañ gis ne ŋàññ lislaam la boole nañ ko ci téere yi gën a ñaaw ci jam lislaam mën nga ne sax egg na foo xam ne ñu bari daaw ñu fa egg ku mel ni Salman Rushdie mii li coow lay bari ci moom jàpp naa ne fi Sankhare egg xaaju fa egg ndax moom ay yenn laayal rek la jëloon tudde ko ayaat shaytaaniya naan bon koy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam néeg nii la demee waaye wute naag ku mel ni Sankhare nga xam ne moom dafa jël alquran bi kaamilihi di jéem a xool fa mu wàcce na mu wàcce texte bi ci boppam madmun bi la ko jiitu ci kim wàcc Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jibril alayhi salaam ar rasulul amin ma yàlla doon yónni mu di ko indil yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak qisas yi dikk ci alquran yooyu yépp mu càmbar ko joxe ci xalaatam kooku dama ne fi mu egg néew na boroom xam-xam egg fa romb sunna ahadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu romb bu gaaw ne moom du ci taxaw parce que daf cee am yu wér ak yu wérut comme am na lu wér ak lu wérut kooku mu tut marja kon kooku moom du delluwaay moom day yem rek ci alquran bi nga xam ne ñëpp d'accord te alquran bi sax ba mu demee ba ca biir nee na ñëpp d'accorduñ ci texte yi ndax am na lu manqué fii am na ñeneen ñu yore leneen ak leneen kon ma ne ci wàllu xam-xam ku xam te liir téere bi doo sax werante ci ne téereb Omar Sankhare bi ci téere yi gën a mën a jam sawabitul muslimin ci la bokk bu ma déggee ku naan li wax garaawut dama naan benn ci ñaari yi nga imma jàngoo téere bi wala bokk xamoo dara ca la nga jàng
bugguma wax ñetteel bi naaw fekk nga wala leneen wala nga mel ni moom boobu bugguma koy wax moo tax ma di ko yemale ci ñaar yi mais loolu rek mën a am mais jàpp naa ne képp ku ko jàng te xam la mu ca bind doo sax werante xanaa kay da ngay wax nooy loo koy tontoog looy wax waaye du mu waree su la werante lenn ci li mu wax téere bi xëy na gudd na guddaay boo xam ne de su taxaw di dugg ci li mu indi lépp de kon dama ci jukki rek ay muqtatafaat yoo xam ne danaa ko illustrer lii may wax moom nee na Sankharé bind na ci téere bi ca tàmbali ba ca introduction ba ne ida am'anna an-nadar fi an-nass al-qur'ani wa nata'ammal isti'mal fi'l al-amr iqra 'inda mukhatabati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam moom du bind fenn Allah wala ar-rasul teg ci sallallahu alayhi wa sallam wala Allah subhanahu wa ta'ala wala Jibril alayhi salaam amul fenn fu mu bind téere bi fu mu tudde ñooñu ci téere bi teg ci benn formule de politesse amul ni mu leen di tudde rek leen tudde nee na ida am'anna an-nadar fi an-nass al-qur'ani wa nata'ammal isti'mal fi'l al-amr iqra 'inda mukhatabati ar-rasul yabdu jaliyan anna hadhihi an-nusus al-jamila mushtaqatun min ath-thaqafa al-yunaniyya safha 16 ca tàmbali ba rek la ne ku xool dëgg-dëgg texte yi alquran bu baax nga xool ni muy utiliser yenn baat bu mel ni iqra bi ne léeg-léeg ñu ne mooy kalima bi njëkk a wàcc ci alquran nee na boo xoolee loolu ni mu tuddee nga dellu ci texte yi mythologie grecque bi da nga nee na dana leer naññ ci ne texte yi ak ni ñu ko nase ak ni mu tëddee ay la yéwén ci culture grecque la bale loolu nee na amee su ci benn werante mu ci benn page boobu ba léegi daanaka ñu ngi ci introduction bi mu ne risaala bi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala foofu sax d'accord na ne c'est un message divin le message divin la ko tuddee maanaam ar risala rabbaniya mu ne dafa mel ni dafa sol mbubbu grec semble être revêtu d'un manteau grec nee na boo ko seetloo léppam dafa mel ni mbubbu grec lañ ko solal waaye nag lam ca teg moo ëpp solo ci waxam loolu moo laytaay daanaka waxi Sankharé ji loolu nit ñu bari dañ ko man dama naan téere bi boo ko jàng sax di arrêté ciy baat di ko discuter day yàq maanaam mi parce que day mujj dem ba nit ñi dootuñ jël siyaqu kitaab bi dañuy jël rek ay baati ak i tomb te xam ngeen ne muallif wala kaatib boo mën a doon boo bindee ab téere dafa am benn manhaj ilmi boo xam ne ci nga war a bind téere bi dafa war a am ay ahdaaf yoo xam ne moom nga jublu ci li ngay bind dafa war a am itam benn xutta booy topp moom xutta bi mu topp ci tàmbali dafa tàmbali wane ne culture bi boo seetee alquran maanaam yépp dalay delloo ci culture grecque mu wóor la ne lii ci culture grecque la bale nee na boo xoolee jëmm ji dan naan la jëmm ji de bu dut moom it mbubbam grec lañ ko sol ci lu bir mu daldi ñëw nag ci tey ci introduction bi ba tey ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mënoon a jàng la ku mënoon a liir la mu ñëwaat ci biir ne maa ngi fàttali nag ne texte grec yi dañ ko yàgg bind ci arab muy daw ci biir arab yi ñu di ko liir ak a jëfandikoo mu daldi say tegaat ne ba tey ne maa ngi fàttali ne li ñuy tuddee plagiat dem jël naqlu texte jaambur dikk ne maa ko bind nee na loolu baat bu bees la tubaab yi ci seen bopp baat bu bees la ci ñoom bu njëkk baat boobu amuloon nee na kon bu njëkk mën ngaa naqlu yëfu jaambur
askane ko sa bopp te kenn du ko tuddee plagiat ndax plagiat lu bees démb bërki démb la c'est une notion moderne la wax bu amutoon bu njëkk loolu la laytaaye téere bi xam nga loolu boo ko xasee ba laytaay egsi nag ci ne nan dugg nag ci biir alquran daal di jël xisas yi ci nekk jël jibril alayhi salaatu wassalaam bala may egg sax ci al mi'raj wal isra mu ne wala nga jël ñett yépp mu ne isra day tudd nañ ko ci alquran am na sax saar wuñ ko tudde amma mi'raj bi ñuy wax nag moom tudduñ ko aslan ci alquran ñiy wax xëy na feneen lañ ko jëlee waaye amul fenn fu alquran tuddee voyage nocturne wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee barab ba mu nekkoon dem ca borom bi subhanahu wa taala loolu nee na alquran adduwu ci waaye nee na nan ñëw ci lim addu muy fi mu ne jóge na mag dem baytul maqdis masjidul haram jóge masjidul haram dem baytul maqdis mu ne loolu texte grec yi dañ ko tuddoon tuddee ko le voyage nocturne nga xam ne exactement ni ko alquran tuddee la ko texte grec yi tuddee mu ne te li gën a doy waar noonu la ko tuddee nee na la ressemblance est troublante nee na nuróo bi dafa doy waar mu ne voyage woowu ba muy am fas wanu waroon aw fas la nee na le cheval ailé lan koy tuddee ci texte grec yi maanaam benn cheval benn fas bu am ay laaf mu ne boo seetloo jullit yi alburaq bi ñuy wax mel na ni ñoom it noonu lañ koy melale maanaam aw fas la wu ñu jàpp ne dafa am ay laaf mu ne kon amut sikk ci ne texte boobu kon loolu istintage bi nga ci mën a def moo di ne texte boobu kon dafa mel ni dañoo copier wala ñu inspiré woo ci textu mythologie grecque maanaam yi nga xam ne moom la grec yi nettali woon loolu yamalewu ko rek ci xissa boobu xissas yu bari nee na mbiru Adam ak Hawa mën na ko delloowaat ci loolu ba tey parce que kooku aussi nee na boo demee ci texte grec yi da nga gis daanaka ay nettali yoo xam ne day wane ku góor ak ku jigéen ni ñu sose àdduna te ku jigéen ki ni mu nekke woon source du malheur ba mu sax wax ne boîte de Pandore boobu ñu wax Pandore pour moom mooy ki dëppoo ak Hawa nee na boîte de Pandore bi ñuy wax ab boîte la woon boo xam ne moo defoon malheur yi nee na Hawa ku jigéen ko moo ko ubbi mu tasaaroo ci xeet wi moom moo tax ñu naan la boîte de Pandore nee na boo delloo ci alquran itam même bu ko texte bi tuddut bu leer boo demee ci tafsir yi dañu lay wax ne seytaan ba muy nax doomu aadama ci Hawa la ko jaare kooku moo mujj convaincre aadama ñu lekk ci garab ga bu ñu doon tudd xisas yi mu tudde noonu wala mu demee noonu mën naa ne du jeex yu bare bari ci yi alquran nettali noonu la ko répété mu ne boo demee exactement noonu lay demee ba muy jeexal mu ne certes l'on pourrait parler d'emprunt ou de coïncidence daal di def alamatu taajub ci page 17 mu ne lii day ku ko gis mënoon ngaa wax ne imma da koo àbb toxal ko wala boog ab daje la xëy na dañoo dëppoo rek nuroo waaye nag mu ne bu ñu fàtte ne il est significatif que le Coran se présente comme un dhikr un rappel mu ne bu ñu fàtte ne alquran ci boppam moo melale boppam ne moom zikr la zikr moom rappel la ko tuddee day fàttali rek mu ne n'est-ce pas donc la mémoire de l'antiquité gréco-latine que restitue le message d'Allah ci page 17 toujours mu ne kon bu fekkee ne zikr la dafa mel ni la xewoon ca grec ya la yàlla di nettaliwaat kon ci alquran mooy dikkaat
ci alquran moom la message bi di fàttali waaw ci fii la waxe ne en effet le plagiat est une notion moderne même si cette pratique existait elle était acceptée ou du moins tolérée chez les anciens ci page 18 mu ne kon toxal abbu texte jàmbur lu bees la lu ñu xewal waaye bu njëkk xewuloon même bu fekkee ne daan nañ ko def itam nit ñi nangu woon nañ ko te bale woon nañ ko ñu ñàggee moom loolu musut a nekk seen problème alors ci jeexital bi muy tëj tamhid boobu mu ne la culture grecque qui constitue indéniablement une des sources les plus importantes du Coran toujours page 18 mu ne xam-xamu grec kenn werantewul ne ci source yi gën a wóor ci alquran la bokk source alquran yi gën a wóor ci masdarun min aham masadiril quranil karim ci la dugge nag ci ummiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam di wane ne ni ñu ko firee firiwin wi jaarut yoon mu ne tekkiwul li muy firi ndax al ummi nee na ci umma lay dellu waaye delluwut ci leneen nee na bon bu ko yàlla tuddee nabiyun ummiyun mi ngi ci jublu rek nabiyul umma wala rasulul umma nee na comme ni mu ko waxee ci yeneen texte waaye jubluwu ci nabiyun lam yakun yaariful qiraa wala al kitaaba nee na loolu gaayee ko firee rek mais amut fenn fu alquran waxee ne loolu lay tekki alors aaya yi kalimatu ummi ñëw yépp da koy jël tekkiwaat ko wane ne tekkin woowu tekkinu yaama neex la rek waaye du tekkin wu sax waaye dama ne li ëpp solo ci loolu lépp te mu tudd ko moo di bi muy wax ne le temps est maintenant révolu lu jiitu loolu sax daf ne plus d'un millénaire d'obscurantisme a enseveli la grécité coranique dans les décombres d'une exégèse d'obédience idéologique voire politique nee na lu ëpp fukki xarnu yu passé yoo xam ne ci lëndëm gu tar lañu ñoo ñuy tudde boroomi xam-xam wala mufassiruun dugal ñoom ñoo jël fexe ba origine grecque bi alquran am ñoom ñoo fexe ba taxali ko ak alquran ba boo koy lire duutoo yëg ne alquran mi origine grecque la am mu ne maintenant le temps est maintenant révolu de laisser aux prétendus religieux le soin de théoriser des inepties sur le Coran qui représente l'un des plus beaux textes page 16 fii nag le danger bi ne parce que dafay ubbi safha bu bees nee na léegi jamono jot na joo xam ne dootuñu nangu bàyyee rek tafsiru Qur'an wala di ci wax bàyyee ko ñoo ñuy tudde seen bopp boroomi xam-xam te az-zalamiyun la leen tudde ay obscurantistes lañ dañuy lëndëmal xeli nit ñi nee na dootuñ ko bàyyee ñooñu rek ñuy wax ay nax sëqandëng ay inepties la ko tuddee di ko wax ci alquran te kenn du leen tontu maanaam moom dafa wax ne kon lii mu def nii tàmbali la ndax bés ni ki tey dootuñu bàyyee ñiy tudde seen bopp ay boroomi xam-xam rek ñuy tekkee alquran ñoom nu leen neexee di wax ne fii la jógee nii la tëddeeg nii la bàyyi ko maanaam daan ci dugal kon ñoom seen loxo ma ne nag loolu avertissement la daanaka parce que def na benn téere waaye loolu mooy importance su téere maanaam téere bi moo tax bu nu koy jàng aussi dama naan ñu bari nañu dem ba ca biir téere ba man dégg naa débat nit ñi mais dama gëm ne ñu bari ñi koy défendre sax loolu laa xaw a gëm dañu koo jàngul
bu fekkee ne am na tuuti ci njullite damaa rek yaakaar ne dañoo jàngul téere bi wala xamuñ la ca nekk ndax téere bi moom ay avertissement la feese am na yu ci ñàkk solo yoo xam ne ku nekk mën na ci tontu maanaam am na fu muy waxee ne alquran te loolu it xam nga ko dellu ci taarix gis ne mustashriquuna yàgg nañ ko bind nee na alquran dajaleem moo posé problème tudd na ko page 21 daf ne en réalité l'histoire du Coran est complexe car sa composition compilation la ci jublu s'étend sur 3 siècles nee na alquran ñi ngi ko dajale ci lu mat ñetti xarn nee na ci la dajale alquran mat door a mat or il a été établi historiquement que jusqu'au Xe siècle le travail de collecte a été mené par les savants sous l'autorité des princes waaye li ci ëpp solo mu ne liñ ci dajalee que néew bu ñu fàtte ne ay umara tuxaat ñoo doon jiite dajale ba maanaam lu leen neex donc ci seen hawa nafs lañ ko doon defee ba mu dellu mel ni ku dellu gannaaw parce que daf ne Ousmane a effectivement tenté d'imposer comme Coran officiel une collection d'écrits réalisés à partir d'un document conservé par Hafsa, fille de Omar, veuve du prophète Mohammed. nee na Ousmane dafa jéemoon a imposer benn version bu mu yore parce que pour moom version yu bare amoon nee na jëmm jamono Ousmane ibn Affan benn version bu mu yore woon bu nekkoon ci Hafsa bintu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa zawjat ummul mu'minin zawjatu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne version booba Ousmane da koo jéemoon a imposer jullit ñi nee na ba looloo indi al fitnatul kubra waaw nee na looloo tax ñenn ñi révolté c'est probablement cette affaire qui est à l'origine du conflit ayant opposé le troisième khalife donc Ousmane aux partisans d'Ali gendre du prophète qui s'efforça lui aussi de proposer son Coran nee na Ali daa yore woon moom it Coran wu boppam ba Ousmane bëggee imposer bosam nag la nu jàppante moom it mu bëgg indi Coran wu boppam. Il s'ajoute à cette situation que les sourates du Coran loolu mi ngi ko waxee ci page 21 ont été classées arbitrairement du plus long au plus court indépendamment de l'ordre chronologique de la révélation page 24 nee na dana yokk ci lii ne teftaloo bi ñu toftalee alquran teguwut fenn foo xam ne fu wóor la gars yi dañoo seet nu leen neexee rek ñu defee ko ni nee na topput ni mu wàccee topput lenn xamut ne ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la loolu amee mu door a dugg ci suratu Iqra ak ni mu ñëwee wane ne baatu bu ñu jëlee saar wu mel ni suratul Alaq te mu ubbee ko Iqra nee na da ngay gis ne saar woowu dey am na lu nuroog moom ci texte grec yi loo xam ne doy na waar nee na Saint Augustin ku ñuy wax Saint Augustin benn kàccoor la woon la wax nee na daf daan dunde nu ko neex nee na dafa demoon ba ne moom munta fanaan te tuddut ak jigéen judul booba sax moom ñoom xamuñ takk nee na ku eggoon na foofu ci kàccoor Saint Augustin nee na mu dem ba mu yàgg nag mu ne day tuub mu ne ba mu bëggee tuub mu ne mu tëdd guddi dégg ab baat une voix mystérieuse qu'il avait entendue mu ne voix bi naan ko et voici que j'entends Saint Augustin mooy wax loolu une voix venant d'une maison voisine on disait en chantant et l'on répétait fréquemment avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille je ne sais prends lii mu ne Saint Augustin tëdd guddi dégg benn baat buy bàyyikoo ci kër gu dend ak moom mu ne mu mel ni baatu xale bu góor wala xale bu jigéen daal la leeru trop mu ne naan ko téyel liiral mu ne cette voix mystérieuse semble être la même que celle de l'ange Gabriel qui s'adressa au prophète en ces termes nee na baat bii day nuroo nag baatu Jibril bi alayhi salaam mi ñu tudd ne moom it moo wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam
naan ko lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang iqra bismi rabbika alladi xalaqal insana min alaq nee na iqra ji nee na nuroo nañ ba ci répétition ba parce que nee na boo delloo ci Saint Augustin bi lii 2 fois la ko wax mu ne boo delloo ci suratul alaq iqra bismi rabbika alladi xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram mu ne dafa répété waat moom it lii ji mu ne bi nuroo daal bu dee nuroo kese la kon doy na waar ci lépp lañ boole bokkandoo nuroo ba mu jeexalee daf ne en réalité xam nga tubaab dafa am looy laalale boo ne en effet wala en réalité mooy ak dëgg nga cay teg parce que mooy réalité il est possible que ces 2 récits le récit de Saint Augustin et le récit de Jibril alayhi salam soient tirés de la même source mu ne ñaari xissa yi ñoo bokk benn masdar bu nu jóge door ca teg nag ne il convient de signaler que les Arabes ont été très tôt en contact avec les textes grecs des auteurs grecs et latins damay fàttali nag ne arabes yi teel nañoo jàngi texte grec yi surtout texte yu yàgg ya maanaam loolu iha bi leer na bëgg naa wax ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy dem xaaru Hira am na sax fu gën a nuru loolu fu mu ko waxee ndeke da daan dem di liiri parce que nee na mën naa liir ba pare mën naa liir gi boo gisee mu di ci ngooy il faut nga xam lu mu ci jublu da doon bind di liir donc da doon dem di liiri texte grec ya di jëli note certainement dikkaat traduire ko en arabe am na sax fu mu demee bay wax ne loolu ca entretien ba ak Sadakan la ko wax ci bande boo ko dégloo ci 2S wax na ko nee na am na benn concours traduction bu ñu defoon joxe benn ancien texte grec boo xam ne day reprendre à peu près sensu suratul Waqi'a mu ne am koo xam ne moom dafa dem jël saar wa rek dikk joxe ko mu di jéemut a traduire dafa jël suratul Waqi'a rek dikk joxe ko comme épreuve mu ne bañ ko liiree il avait la meilleure note loolu la muy tekki maanaam texte ancien bële mook saar wi benn lañ loolu wax na ko ci suratul Ikhlas nee na suratul Ikhlas boo ko seetloo ak benn texte grec boo xam ne Zeus mi tegoon boppam le Dieu suprême Rabbul A'la nee na la muy qualifier boppam nee na exactement mooy traduction wu suratul Ikhlas et cetera kon ma ne exemple yi bari na lool téere bi yu mel noonu ci nekk ba mu jeex loolu li muy tekk rek moo di ne téere Sankhare bi ku koy wayafal wala ku yaakaar ne li mu wax ci alquran demewul noona xëy na da ngaa xóotuwul ca biir wala boog amoo benn yëg-yëg wala nga ñàkk xam alquran ak li muy tekki waaye nag jullit yi war a xam ne du Sankhare moo ko njëkk a bind comme ni ma ko leerale xëy na aussi du moom moo koy mujj a bind parce que li mu wax ne temps biñ doon bàyyee ñii di bind rek jeex na loolu tekki na ne ñoom bés ni ki tey danañ jóg di bañ a bàyyee ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee al ulama wal fuqaha wal mufassiruna kese ñuy wax alquran fu mu jógee nu mu tëddee naka la aaya yi demee kon mu mel ni loolu aussi beneen annonce la boo xam ne lu mat a bàyyi xel la ala kulli xaal li ñu jàpp moo di téere bu mel ni téere Sankhare bi ku ko bind ci société bu mel ni Bossu Sénégal defe naa ne autorités yi ci seen bopp ñoo waroon a jóg téye ci sa loxo balaa njaboot gee wax parce que lu mel nii dina indi jax-jaxal ci ay sociétés yu bari danaa ne sax day yee fitna ndax nee naa boo ko jubalee ci ñëpp yemunu ay niveau ñëpp yemunu xam-xam ñëpp yemunu ak dal ñëpp yemunu moom seen bopp donc mën naa am ñu la tontoo neneen ak façon boo xam ne xëy na du bokk ak bi ñu doon xaar am na sax ñuy aar jullit ñi ne def leen ndànk itam di bàyyi seen xel ci lenn
comme réew yu bari bu ngeen seetloo àddina bi noon yi dañoo fexe ba ñoom dafa mel ni identifier nañ def nañ seen liggéeyu identification tashxis fan la ñi ñuy tuddee jullit yi nu bëgg a xeex nekk ñi ñuy qualifié al mutatarrifun te bu ngeen dégloo seetloo Sénégal jamono yii bari na lu ñuy wax ne terroriste yaa ngi fii dem nañ sax ba ne ñi ngi fekki jàkk dem nañ fi ba ne ñi ngi fekki école dem nañ fi ba ne ñi ngi leen di bay ñuy wax ci biir dëkk bi te kenn tudd leen tubaab da ngay xam ni muy waxee saa yu ñu waxee lool dese na leen beneen étape bi mooy ban événement lan mën a créer pour jaare ci dal ci seen kaw dama ko doon wax bind naa ci maal asaf ab contribution ci jamonoom bi événement Mali di ñëw dama bind ne lu doy waar a ngi xew Mali nit ñi sëgg France a ngi préparé nu mu dugge Mali xeex jullit ya xeex lislaam dugal toog fa ca dëkk ba nag xeex lislaam ba ilal ba faw mais jullit yi deful ñu ci attention boo seetloo événement wu Mali yi ni mu demee ñoom ñoo provoqué du début à la fin wane nañ ne bu ngeen seetloo dëgg coup d'état ba ma nga amoon le 30 mars Toumani Touré mii daw bàyyi réew ma militaires yi ne ñëw nañ ñu bàyyi noor ba kenn atteetu fa am lenn ci ay jullit yu fa nekkoon jóg ne ñu ngay attee ñoom la ñu gëm comme réew mi amatul kilifa amatul dara booba toxal naa ca contribution ba ma defoon le général ba déclaré woon te Le Monde journalu France moo ko bind ne ñun kat li ñuy yëgle mooy moomatuñu réew mi mënatuñoo àddu fenn waxatuñ ne kilifteef am na fenn bés ni ki tey ndax contrôler tuñu dara waaw bu loolu amee ay nit duñu wax ne nañ contrôler suñ bopp doxalal suñ bopp ci li ñu xam loola dal di tàmbali ñu bàyyi dem ba mu neex leen ñu tàmbali nag di siiwal ñi ngay def lii ñi ngay def lële ñi ngay kii bàmmeelu kilifa ya fa nekkoon xam nga yooyu yëpp ku xam seeni méthode xam ne ñoom sax mën nañuy infiltrer nit ñi sooke lenn loo xam ne moom la ñuy siiwal nag lu rëy lay doon jox ko benn dajja i'lamiya boo xam ne ci la jullit yi focalisé wu mu nekk nag zaria boo xam ne ci la ñuy ñëwee nag dugg ca biir réew ma bref boo seetloo événement wu Mali di ko topp benn ba ca attaque yaak nañu fayee ko ñoom ñoo njëkk a attaqué mais loolu lépp leeraluñ ko booba France ba ñuy xeex loolu lépp tuddoon naa ko ba ñu ñëwee fii nga xam ne tey fa la Touareg ya nekk dafa am ñaari dëkk yu ne armée française ba ñu ne dañuy libéré ba ñu ñëwee ba armée malienne ñëw dañ ne ko doo dugg ci ñaari dëkk yi ñu fa nekkoon les Touareg parce que MNLA la ñu bëggoon a ñoom bëggoon nañoo xeex yeneen kuréelu jullit yi mais MNLA ñu bëgg ko saxal ba tey jii armée française dugg fa ba ñu demee nag ba nga xam ne mbir mi jeex na ba war a waxtaan ñu delloowaat waa MNLA foofu nga xam ne sax jullit ya dàqoon nañ leen ba génn leen réew ma ñu fexewaat ba delloo leen fa tey jii fi mu nekk ku xool Mali fi mu toll nii ñi ngi taxaw ci obligé gouvernement bi nekkoon na nga waxtaan ak waa MNLA ngeen juboo kenn xamut indépendance leen bëgg a may wala autonomie wala dara waaye ñooñu lañ koy fexeel bil muqaabil boo xoolee centre Afrique ña nga fay rey jullit ñi di leen fekk ca jàkka yi di génn di leen def lu ñaaw loo xam ne kenn xamul nu mu demee France ñëw moo njëkk a intervenir ñëw di rey jullit yi di leen nangu di leen désarmer loolu man télévision sénégalaise laa ko seetaane ay nit ñu taxaw ne ñun de bi armée française ñëwee dafa nangu armée yeen yore woon ñun jullit yi te kenn waxut au contraire ñi ngay dégg ñuy wax tey sax ci loolu la ñuy jëm ak yeneen mënoon naa dellu si ci lu mel ni Boko Haram bref damay wax rek ne xeexu noon yi léegi ni muy tëddee il faut ñu xàmmee seeni méthode dañoo am façon boo xam ne bu ñu defee seen travail d'identification ba pare dañuy njëkk a wax ne ñii nag war nañ leen a dóor mais mu des tubaab doful du xëy rek daal ci sa kaw lu mu la bañ danaan il faut pour ma dóor ko ma créer façon boo xam ne ci laay jaar ba nit ñi nangu ko
pousse leen provoquer leen wala nga pousse leen ñu def benn erreur bu ko defee nag ma fésal loola pour jaare ca nag fay leen ba faw am ñu ne kon lu mel ni xëy na téereb Sankhare bi bu nu dàq version yu demee noonu xëy na ñeneen ñu mel ni moom danañ jógaat def lu mel noonu ala kulli xaal li ma ci jublu rek mooy jullit yi gën a bàyyi xel ci pexe yi noon yi jëfandikoo te muy wuute mais yépp jublu ci xeex lislaam aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullah. jazakallah xeyran noo ngi sant yàlla bu baax di sant di gërëm oustaz Ahmed Bamba Ndiaye ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne defal nañu ko ci situation bi nga xam ne moom la téere Sankhare créé fàttale na ne xeex bi ñuy jéem a xeex l'islam jaare la ko ci téere mu di alquran xeex bu yàgg la tàmbali na lu jëkk orientaliste yi bi ñu ñëwee jël xeex boobu waaye ñoom dañu ci lajj waaye am na lu ñu réussir li ñu réussir mooy fexe nanu ba ñoo xam ne ñi dañu bokk ci nun jànge ci seen gis-gis ñu continuer doxalinu xeex boobu Omar Sankhare ak ñoom Youssouf Siddiq ak ñeneen ci foofu lañu bokk xeex bi dafa am benn dimension rek boo xam ne bi mooy bi ci gën a rëy dimension bi ci gën a rëy mooy li ñu jàpp ne alquran wahyu la goo xam ne gi gu jóge ci yàlla donc comme que ci yàlla la jóge la lu mat la lu sàkkare la lu war a sax xeex bi yépp mu ngi jëm ci fexe ba wax ni ne loolu nga xam ne moom la ñu gëmoon booba ba tey mbir mi demewul noonu léeb ak léppoon la ay nax la waaye alquran njàngum koo xam ne kii dafa doon jàng ba mokkal la muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeneen yi muy def yépp day jéem a illustrer di saxal xalaat bu mag boobu xalaat bu mag bi mooy alquran du wahyu léegi fan la jógee moo xam dafa jóge ci culture grecque wala mu jóge feneen mais l'essentiel li am solo mooy li mu bëgg a saxal mooy li ñu gëm ne alquran wahyu la nekkul wahyu loo xam ne lii dafa jóge ci expérience humaine expérience doomu aadama ci la jóge moom comme que grec la gëm moom la xam foog na ne ci la civilisation yi daje mu delloo ko foofu jàpp naa ne loolu mooy xulaasatu li nekk ci téere bi nga xam ne foofu la jëme nit ñi orientaliste yi seen liggéey yëpp foofu la mos a jóge jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ni mooy li nekk ci téere bi ak yi nga xam ne moom la ci cheikh bi wax ci li nga xam ne moo aju ci phase bu bees bi ñu dugg ci suñu combat Occident nga xam ne bari na ci ay formule yu muy feeñe yooyu yëpp jàpp naa ne mbokk yi buñ ci duggee ci seen contribution dinañu permettre ñu gën a cerner situation bi ñu ne ak yan forme riposte la laaj ba nga xam ne yii nga xam ne moom lañ ci ragal nga xam ne même bu ko jurul war na ko mën a jur ñun ñu fexe ba xeex bi nga xam ne moom lañu war a xeex te fekk duñu dugal ci fi nga xam ne bëgguñ fa dem jàpp naa ne loolu mbokk mi wax lu am solo la léegi ñu ngi ubbi mbokk yi liste yi bu fekkee am na ñoo xam ne am nañu ay contribution yu ñu bëgg a def ngir yokk leeral wala am ay laaj yoo xam ne yi ak i taaliqaat mun nañ ci dem ba ci à peu près 14h30 ñu arrêté bu ci yàlla àndee donc bu amee mbokk yoo xam ne yi bëgg nañu contribuer ñu jox leen jàpp naa ne am nañ fi majmua la basa biha
donc léegi ñu ngi jox kàddu gi oustaz Ibrahim Ka bu paree ñu jox al oustaz Fadel Gueye. auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sant yàlla ci lim ma may kàttan ma ñëw fekkee ci waxtaan wi puisque vendredi bi passé rek yàlla dogal na ci suñu juma sama tour la woon pour ma ñëw jiite ci vendredi bi ma gis ne qadaya saa ñu waxtaan ci te tudduñu affaire Sankara bi day mel ni da nga passé à côté mënuloon ñàkk pour man ma wax ci mais aussi amoon lecture objective amagumoon une lecture objective du livre kon naka laa ciy waxe plus encore ñoo xam ne xam nañ Sankara côtoyé ko dund ak moom xam modeste bi nekk ci moom ak ni mu ni réew ku naïf benn professeur mu ne vraiment après Sankara bi mu waxee ne waxul affaire ascension tudd ko fenn ci livre bi ak itam def ay témoignages te kooku nekk benn professeur boo xam ne am na sila ak diin ku ma wóolu la mais heureusement aussi dama jàpp ne moom li mu xam ci Sankara rek la atte loolu itam gën a lëndëmal sama xalaat ci Sankara parce que yenn seede yi ñuy def ci moom ci humilité am ci oyofam ci li mooy solo ak yooyu yëpp boo ko booleeg jàngaloo livre dina xaw a doy waar ci koo xam ne da ngay taxaw di wax ak nit ñi war leen a wax lu fondé bon qu'est-ce que chef lan laa def dama dem rek jël ayat alquran yi nga xam ne day joxe ay atte ci istihza billahi wa ayatihi wa rasuli ak lan mooy ban mawqif la yonent bi la alquran amoon ci moom bi mu amee ci jamono yonent bi fee yooyu la relaté et peut-être que su fekkoon ne yàlla dogaloon na ma liiroon Bamba Ndiaye wala ma fekkoon waxtaan bi kon beneen position lay jël ci xutba ko kon lii Bamba wax jox na ma xalaat bu leer ci Sankara que ne apparence am ak xalaatam mën na bañ a nekk daal apparence mooy lan day sol yére jullit Omar la tudd sant Sankara nit ku ëmb la ci ni ku nit ñi waxee ñu ko kii xaw nañ wax ne yéen yi waru ko mën a wax moom itam mu démentir waaye nag bu ñu dellusee ci lecture bi oustaz Bamba Ndiaye def ba ñu taxaw ci lecture bi taxawaay boo xam ne taxawaayu xam-xam la bu boobaa beneen position mën na juddu beneen gisin bu ñuy xoolee Sankara mën na juddu loolu lan la mooy li ñu jot a xam ci ulum islamiya mooy boroom xam-xam ci diine dañu fonk fixé li ñuy wax at-tasawwur boo demee ci Bukhari mu tuddee ko baabul ilmi suñu kutub fiq yi balaa ñuy def dara awalu ma yajibu ala al-mar'i ma'rifatu xam-xam tasawwur nit ki ni muy xalaatee loolu am solo la balaa ñuy jàll ci pratique boo xoolee téere yu bari li ñuy wax aqida muy fiq danañ commencé ci aqida ba wax lan mooy tasawur soog a jàll ci pratique fiq yi loolu nag loolu la ñu Bamba Ndiaye indil tey ci Sankara lan mooy asaasu kitaabihi bu ñu xoolee ci méthode boobu nga xam ne ñun noonu la ñuy jàngee ci suñu université islamique yi mooy xalaatin bi nit kee xalaat ak tasawur bi nga xam ne moom ngay am ci sa borom te tasawur boobu nu mu wéree noonu la sa diine di wéree nu mu ironee noonu la sa diine di ñàkkaa wéree
nga xam ne moom la ñuy tuddee asaas mooy fiq bi ngay jëf muamalaat bi ak amal bi nga xam ne kooku mooy binaa alxaariji bu ñu delloo ci foofu lépp lu ñu doon wax ci Sankharé wax ne léegi waxul li ñu yem ci asaas bi rek mooy tasawur bi mu am danañ xam ne Sankharé doonul koo xam ne hasard la doonul koo xam ne li mooy wax dafa nekk nit ku naïf non 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 pas du tout il est plus conscient que cela bu ñu delloo ci Bamba Ndiaye ma résumé foofu rek comme temps bi dafa mat a bàyyi xel Bamba ci introduction bi saxal na ci ay mbir yoo xam ne loolu mooy tasawuru Sankharé nee na plagiat nekkutoon lu ñu tere ci jamono boobu Sankharé saxal na ne bu ñu fàtte ne at-tarjama turjama ath-thaqafa al-ighriqiya ila al-arabiyya bi lugha al-arabiyya Sankharé saxal na ne le Coran n'est pas révélé, il est inspiré dégg nga kon lépp lu mu waxati explication la Matar juñu na ko ne illustration la Sankharé loolu moo bokk na ci lépp danger ci li mu def mooy ne moom ci boppam dafa jàpp ne plagiat am na ci alquran dañu ko toxal jëlee ko ci lughal ighriqiyya indi ko ci kon waxatuñu affaire Fatiha ci grec la bokkoon kooku Sankharé waxul loolu Fatiha ci grec la jógee ko non non Sankharé wax na lu ëpp loolu Sankharé li mu saxal carrément mooy alquran ci boppam ci grec la jógee ndax saxal na ne plagiat nekkutoon lu ñu tere plagiat évolution du monde moderne la sur le plan scientifique ñu indi ko mais jamono boobu ku nekk mënoon na ko def. jazakallahu khairan. kon shukran jazakallahu khairan. barakallahu fikum. al fikra wasalat. Ustaz Fadel. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu li may njëkk a def d'abord mooy gërëm daarul istiqaama ci mawdu bu am solo bi mu tànn tudde ko waxdatu saf fi istiqraar al mujtamaat wa atharuha waxdatu saf wa atharuha fi istiqraar al mujtamaat man suma combat depuis akthar min 20 sana mooy ahamiyatu waxdatu saf bu fekkente ne ay xilaafaat am na sax ci gis-gis sàkk yu bëree bëri nañ fexe ba asaful islaami yi moom vraiment nekk benn xool nu ñu réconcilier suñuy yi ñuy wuute yi nga xamante ni ay wuute lay am suñu diggante ak yenn al masharib muxtalifa ñu fexe ba ñu ànd ci li nga xamante ni mooy l'essentiel saa man mooy suma combat moo tax bi ngeen tànnee mawdu bi ñëw na fi waxtu yi parce que waxdatu saf fi mu nekk nii yaakaar naa ni ku gis kuy topp li nga xamante ni mooy xew ci monde arabo islamique di nga xam ni dara waralu ko lu dul rek tàggaloo bu am diggante jullit ñi donc maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci mawdu bi nga xamante ni moom ngeen tànn ci faaliyaat yi ngeen def fan yi ci al kulliyat ifriqiya di dirasat al islamiyya suñu ñëwee nag ci li nga xamante ni mooy thème bi oustaz Bamba doon traité léegi dañuy rafetlu vraiment méthode am fi radd ala kitab al quran wa thaqafa al ighriqiya bi nga xamante ni xawma professeur laa koy tuddee xawma dof alors boo Omar Sankharé génne na ko fan yi te mu indi coow lu mag ci réew mi dama suivre oustaz Bamba Ndiaye ci débat bu ñu ko invité woon fële ci télévision Mourchid mook docteur Khadim Mbacké Cheikh Tidiane Sarr yaakaar naa moo doon présider débat bi mu convaincre akthar min wahid ci méthode bi nga xamante ni moom la jël pour tontu teggi li nga xamante ni professeur Sankharé nas na ko ci ay nar ak ay pexe yoo xamante ni ku xam occidentaux yi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee al mustashriqun nga xamante ni ñoom yépp mu mustashriqun yi ñu ñoo leen formé ku xam seen méthode rek mooy mën a tontoo noonu téere bi donc ñu ngi saluer bon d'abord courage u Oustaz Bamba Ndiaye mais deuxièmement aussi tamit fexe gi mu fexe ba xam muhtawayaatul kitaab loolu lu am solo la
li nga xamante ni moom la ñuy regretter di ko naqarlu mooy mbooleem ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci daawal islamiya tey ñu bëri ci ñoom jéem a wax ci téere bi moo xam ci plateau télévision la moo xam ci journal la li ñuy njëkk a wax mooy man kat liiraguma téere bi te loolu wax dëgg yàlla erreur passé tu ko ma wax ni ñi nga xamante ni ñoo ci waxagul ñi ma ci gën a convaincre mooy tontu docteur Mohamed Ahmed Lo ci daje ba amoon Géejawaay yaakaar naa ni génne naa ko ci Facebook sama ijaab wane naa ko ci ak tontu bi nga xamante ni Oustaz Bamba Ndiaye def na ko ci télévision wala mu def ko ci conférence yi wala ay contribution li tax tontu docteur Mohamed Lo yéem ma mooy xam gi mu xam saqaafal igriqiya taarif ko ba ñëpp xam ko puisque mbir pour nga tontu ko il faut da ngay xam mu cosaan la fan la jógee lan moo tax ñi nga xamante ni ñoom lañu formé Occident di am ijaab souvent ci saqaafa al igriqiya il faut nit ki xam ko d'abord xam méthode bi parce que léegi Sankharé moom élève wu Léopold Sédar Senghor la ku ne xam ne ni muhaawalatu bi nga xamante ni mu muhaawalatu Omar Sankharé bi docteur Taha Hussein moo ko ci jiitu docteur Taha Hussein ca Égypte ba muy génnee téere boobu ñuy wax fii shi'rul jaahili nga xamante ni yu mel nii Sankharé wax moo ko njëkk a wax dem na ba ni wujudu Ibrahim wa Ismaïl ci Qur'an tekkiwul seen wujud ci taarix coow lu bëree bëri xew ca Égypte mois bi nga xamante ni ci la génnee fii shi'rul jaahili akthar min 20 kitaab ci même weer bi génne nañu ko tàpp nañu ko pour tontu téere Taha Hussein boobu Sénégal kon vraiment damaa gis ni jot na pour téere Sankharé bi ñu bañ a yem rek ci naan man kat liiraguma ko compétence Oustaz Bamba Ndiaye xam nañ ko xam nañu boo éloquence am ci tarjuma ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñooy arabophone yi nga xamante ni yàlla may na la ñu maîtriser français bu ñu mënta traduire téere bi yépp en arabe pour mbokk yi xam ko muxtawa bi tamit nañu génn boog fekk li nga xamante ni moo ci ëpp solo ci ay safahaat xatira ñu traduire ko en arabe ba arabisant yi nga xamante ni ñooy mutaaba ahdaat yi mën koo xam bu baax a baax pour mën a tontu. maa ngi gërëm encore di sant di waxaat ahamiyatu alors xam téere bala ngaa wax ci mbir da nga koy xam d'abord nañ jéem a lire téere bi ba xam muxtawa bi doo koo tontu maa ngi gërëm encore di sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Imam Ismaïl shukran. asalaamaaleykum wa rahmatullah ma ñaari minute laa am balaa li may wax di génn temps bi li ma daloon sànq bañ maa dal ñaari minute la waxal dinaa taqdir waxal bismillah ci ñetti point laa bëggoon a wax point bu njëkk bi mooy li ma jàpp ni lu positif la lu ijaabi la ci téere Sankharé bi dama ko jàpp mu nekk lu positif mooy ni jullit ñëpp gannaaw bi ñu dégloo waxam imaam yëpp aljuma ji fi topp ci alxuraan lañ xutba wala ñu ci gën a bari tasil ko leeral ko muy lu am solo nag di fekk lii docteur waxoon léegi ne léeg-léeg dañuy manqué initiative mooy dars bu amee solo noonu ci alxuraan ak lu ci aju ni ko jullit ñi war a xamee ak ni ñu ko war a déggee léeg-léeg réaction lañ koy jàngale waaye kenn du ko jàngale action te xam nañ ni tasil lu am solo la ci diine jàngal nit ñi seen diine boobu keneen waxatee ñu mën koo tontul seen bopp te duñu xaari waxam loolu yaakaar naa ni am na solo te gis naa ni bi télé bi génnee imaam yeeg ñëpp daje nañu rawatina bi mu ko waxee ci télé bi bind ay xutba tasaare ko jullit ñu xutba ci alquran mu dollil jullit ñi seen gëm-gëm yàqalu jullit ñi seen pas-pas dafa yokk seen pas-pas li ci des nag muy beneen mbir moo xam ni war nañ koo bàyyi xel ci livre bi Sankharé du arabisant te lim bind ci lim tuddee moom ay daqaa'iq lughawiyya maanaam mbir yu xóot ci wàllu lugha maa ngi ko séen léegi ci benn page mu ne fi yàlla wax ne yaa qawmi i'malu ala makaanatikum mu ne waroon wax yaa qawmi i'malu yaa qawmi i'mal la waroon wax ndax qawmi mufrad la du jàmm gis nga yéen ko séen léegi maanaam yooyu da ngay wane ni moom bindul moom dañ koo binduloo xam nga ku xam ni tubaab yi xeexee lislaam xam nañu lim bind bu doon tubaab moo ko signé wala ku dul jullit moo ko signé du am impact ndax ñi bind ñu toll ni moom bind li gën a garaaw lim bind bari nañu waaye ñu mel ni Taha Hussein ñu mel ni moom dafa am ñu ne seen gannaaw di ñii dañ leen di waxloo
ñii ñu leen di binduloo wala nit mooy bind ne ko publier ko ci sa tur ndax yow en tant que jullit soo ko publier wala ku ñu xamee jullit moo tax melokaan ñi mbokk mi wax bu mu ñu nax ci kenn moom melokaanu jullit la yor wala nangam turu jullit la yor loolu dara dafa am lu ñu tuddee commerce intellectuel loo xam ne ay nit ay musaqafuun dañoo am seen saqaafa am seen i place ay docteur wala leneen ñu jël seen titre yooyu di ko jaay ku gën a offrant rek boo ñëwee xam-xam boo indi rek pare nañ pour signer la ko soo fayee prix bi gën a baax loola nag dañ ko wat xëy na tey Sankara la dal waaye ëllëg mën naa dal keneen ñu ñëw wax ni dañoo am xalaat bu ñu bëgg mu jàll yow lañ bëgg nga jàllale ko liñ lay fayee ngi nii jàllale ko loola yéem nañu tey ci Sankara waaye mën naa dal keneen ku xool livre bi xam ne bindu ko Sankara bindul livre bi ay nit ñoo bind compiler dajale jox ko mu publier ci turam publication bi dem ndax bu dee turam moom en tant que Omar Sankara di jullit bu dëkk Sénégal ci lay gën a fort bu ko ab François Le Point bindoon mu jógee France kenn du ko faale kon loolu ñu bàyyi ko xel bii mujj mooy lii Oustaz Bamba wax ci fi muy jeexal ci stratégie yi tubaab yi xeexee l'islam rawatina l'islam mi ñu jàpp ni nag mooy l'islam bi leen di menacé bu ngeen demee ci livre orientaliste yi ku ci mel ni Louis Garde nga xam ne moom jàpp naa ne ci orientaliste yi ma lire moo ci gën a objectif donte ñoom ñëpp ñoo bokk ndax ku ci gëmul l'islam moom gëmul l'islam waaye moom dafa séddale l'islam ci ay kuréel wax ne man jàpp naa ne l'islam bi menacé Occident nga xam ne tey moom bu ko jullit ñëpp jàppoon mooy menacé Occident kooku telle façon l'islam ba dama ci dul dugg ndax balaa muy indi ay problème déggin ci nit ñi waaye ku dellu ci livre am bi mu tuddee islam hier et aujourd'hui ndax moo ko Mohamed Akroun ñoo ko bind Mohamed Akroun ak Louis Garde ñoo bokk bind livre boobu Mohamed Akroun moo def début bi Louis Garde moo def fin bi di nga gis bi muy caractériser diine l'islam dafa ni ay xaaj yu bari la waaye façon dégginu l'islam bii moom moo nar a déranger Occident loolu préciser na ko ci yeneen bind alors ngir xeex ko nag bari nañ ay forme mooy xam nañ ni forme boobu bokk na ci li muy insister mooy jullit ñi dellu ci pratique l'islam ci seeni pas-pas seeni wax seeni jëf seeni melokaan seeni dundin pratique boobu noonu lay xaw a wootee ci l'islam am na ci aspect yu feeñ ay aspect melokaan la ay nit ki ni mu war a mel ci comportement ñoom bokk na ci seeni jëf dañuy infiltrer jullit ñi ci bunt boobu di créer sax ay nit ñoo xam ne dañuy yor melokaan yooyu di yàq ci turu l'islam bu ko defee ñu mën a am preuve ngir dal ci kaw l'islam moo tax léeg-léeg yenn sifaat yooyu di ci insister sax dëgg la jullit war na ko dund waaye mën naa nekk bunt bu yombalal ñële seen liggéey ñaari misaal laa ci joxe fa la jeexale ci problème mu Algérie bi dans les années 90 am na benn waay bu ñu tuddoon Jamaluddin Zitouni nit ñi xam nañ ko kooku dañ ko présenté woon comme benn islamiste bu bari xam-xam bu jàmbaar boo xam ne li mu ñemee wax kenn ci ñi jiite woon xaraka bi ñemewu ko wax ndax moom dañ ko protéger dañ ko yónni ci prison lañ ko jëlee mu nekkoon borom ñaari tur ñu jëlee ko foofu ne ko prison bi dafa fees ak ñii benn nga ñëw liggéeyal ñu mbaa ñu booyal ak ñoom ñu rey la mu d'accord ñëw liggéey ak ñoom ñu tëj ko ay fan jox ko ay melokaan sa sikkim ñi la war a toll ngeen baal ma nag ci melokaan yi may tudd yére yi nga war a sol boo demee nga waxee nii mu dem di waxee noonu am fit ba mbooloo ma jël ko def ko njiit ndax boobu borom fit la ñuy ut moo tax yenn discours yi dañ koy wattu bu baax a baax fi mu mujj mooy jaay xaraka ba ñu def embuscade rey ña fa gën a bari Nazar bi ñu koy laaj Nazar mooy général bi jiite woon armée bi yow Zitouni li mu doon def ndax xamal nga ko mu ne waaw maag ñoom ak France ñoo ko complot loolu Canal Horizon génne na ko 90. même chose ci Mali bi Mohamed Ben Makhtar moom a gën doon dégg ay gëstu feeñal na ni liggéey na pour renseignement algérien liggéey na pour renseignement français anamu léegi kenn jàpp ko fan la nekk ci adduna bi lu muy liggéey mooy ni dañ ñoo jekkuwin woo xam ni sunuy melokaan ak liñ jàpp ni mooy l'islam ci sunuy jëfin moom la ay nit copier jël ay nit di leen ci former ñu dàq la làkk arab gën la am yenn melokaan yu baax yi ngir buñ ñëwee war laa infiltration bu yomb buñ la bëggee yàqal yàq gi yomb jullit ñi toggoowuñ dara ci bàkkal leen tuumaal lépp ay tuuma la waaye nag dana këpp ci kaw ñu koy sos wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi inspecteur Abdallah Fall. bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
ñi ngi sant son excellence Cheikh Bamba Ndiaye ci waxtaan wi ak leer gi wax dëgg yàlla man personnellement nga xam ne liiruma woon livre bi dafa mel ni waxtaan wi man lañ ko doon defal am naa ci bu baax a baax tasawur boo xam ne bu wér-wér la xëy na keneen itam am na ko ci xam naa xër sax gu mu xëroon ci wax ñu contenu livre bi ak njaaxum yi nga xam ne Sankharé def na ko ci moo tax xëy na lii ajoon tomb yi ñu doon séntu yëpp sax xëy na jaaru ci lu mel ni ci njëlbeen gi leeral lu aju ci sawaabit yeeg mutaxayyiraat yi ba mu leer ci jeexital bi wax al jeexital yi nga xam ne taanu fi sawaabit ak mutaxayyiraat mën na koo jeexital ci yëngal société bi loolu xëy na xatug waxtu wi la bu loolu jàllee man damay am itam nag benn iskaliya xëy na loolu nag sama yëg-yëgu bopp la bu ñu xoolee lii Sankharé def wax dëgg yàlla du lu bees te it bis bu nekk dañ koy dund ñun bis bu nekk dañ koy dund ak ay kuréel léegi nag damay laaj ndax Sankharé ci waxin mooy dafa amut day kumba am ndey ak kumba amul ndey wala dafa amul cummikaay ñeneen ñi am cummikaay wala déet ndax man jamono bi ñuy wax ci mbirum Sankharé ci TFM toog naa di ko seetaan émission bi ñuy tuddee wareef te ñu di ci invité ñu di ko def ay yor-yor jour boobu liggéeyuma am na kuréel bu doon waajal seenub xew-xew tudde ko ab appel ormal principe bu béréb bi moo tax tudduma seenu tur waaye ragaluma ko waaw ñoom maa toog di ko déglu ñu ne kii wax du jaahil du ma comparer nag du ma comparer Sankharé ak du may comparer jëmm yi du ma comparer itam niveau intellectuel yi déedéet mais xalaat yi lay comparer ak wax yi ndax kooku li mu wax dane seenub sëriñ yàlla may na ko mu riñaan dem ba ci juróom-ñaareelu asamaan yi moo ko waxe nii de mu ne ba mu fa eggee yonent bi yàlla da koo joxoon sëri ca buy ñibbi su mu àndaale julli moom yàlla da koo jox sëri ca ne ko soo demee may naa la sañ-sañ ci ñaari mbir may naa la sañ-sañ ci soppi julli may naa la sañ-sañ ci soppi asaga mu ne sañ-sañ bi mu ko may ci soppi julli mooy da ko waxoon ne ko fépp foo xam ne bu ñu fay ruku'ati ci julli fu ñu doon wax subhaana rabbiyal azim yéen bu leen ko waxati am na fu ñu wax foo xam ne amanna rabbana lañ fay wax mu ne ko foo xam ne da ngeen fa doon sujjóot di wax subhaana rabbiyal a'la bu leen ko waxati ndax loolu ñi ko doon wax dafa am benn niveau bu ñu tolloon moo tax ñu di ko wax te yéen weesu ngeen foofu muy ñaari mbir mu ne ko ci asaka may nañ leen sañ-sañu ngeen soppi ci mooy dañu wax tamaamul xawlu ak tamaamul nisaab asaka bu tënkootul ñuy xaar ba mu am at saa yoo amee dara rek loo am génn ci asaka tënkootul ci muy mat nisaab loo am rek nu mu mën di tollu génn ci asaka thème biñ defoon tax seen xew ren bi thème central bi sax ñi ngi ko defoon ci asaka waaw lii kay njaaxum gu gën a rëy gi anam ak ñeneen ñuy dégg loolu ñu di ko dégg vraiment waroon naa bëgg man maa ngi doon séntu nag nii ñuy attaquer Sankharé aussi yooyu ñuy dégg nag chaque jour te it bu benn kuréel boobu moo ko def yeneen i kuréel ñi ngi wax lu gën a garaaw loolu te ñoo ngi koy dégg ñu ne cell waxuñu ci dara ma ne yeneen i kuréel ñi ngi gën a wax loolu am ñoo xam ne sax jàppe nañ seen bopp ay yàlla am ñoo xam ne jàpp nañ ne baatu kun fa yakunu ñoo ko yore waaw léegi waaw ci tënk jazakumullah xayran shukran jazakallah xayran Cheikh Sidi Yaya asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi gërëm ak sant di ñaanal conférencier bi ak ñu organiser xëy na ci catu waxtaan bi lañ ñëw wante ñun li ñu bëgg a dugg rek ci ay tomb yu gàtt mooy après bi li amee lan lañu war a def lan mooy war a nekk suñu taxawaay di tàmbale ci fii cheikh bi jeexale cheikh Abdallah muy ay sankaraat yu bari ñi ngi Sénégal
loolu ci turu am na ñoo xam ni ñu individuel lañu am ñoo xam ni ci turu mbooloo la comme ni nga ko waxee mi ngi fi léegi lan moo war a nekk suñ taxawaay man dama gis aussi ni ci daar nii wala fi ñu toll nii il faut mu am benn lajna ilmiya boo xam ni xaj na sama yëg-yëg wala sama xam-xam yeggul foofu information yeggul foofu boo xam ni moom la ñu war a taxaw wal bu amul ngir jéem a radd ki téere bi radd ilmi boo xam ni radd collectif lay doon ci ay borom xam-xam yoo xam ni ñu dajale wàllu xam-xamu lislaam ak tamit ñi nga xam ni ay bindkat lañ ci wàllu tubaab pour ñu bind radd xaj na tarjama bi gis naa ni bu ñuy tarjama tamit radd bi la ñuy tarjama ci arab mais téere bi lépp tarjama ko loolu gisuma ni loolu dana jariñ mais tarjama radd bi ñuy radd en français ñu def ko en français ak arab bu ko defee subuhaat yi wala dalalaat yi bu ko defee ñu feeñal ko foofe loolu moo ëpp solo man loolu gis naa comme solution ci téere bi beneen bi tamit mooy comme attaques yi bari na ci l'islam sànqare yi bari nañu léegi li mu waxoon démb ci ngoon moom lay répété waat insisté waat est-ce que duñu amal benn commission boo xam ni dafay yaatu lajna boo xam ni dafay yaatu dañ koy yaatal c'est-à-dire tawaayif yi fi nekk day leen ci dugal aussi xoolaale spécialité yi ñu bàyyiwaale ci xel ngir sàmm sawaabit yi ak muqaddasaat islami yi ci Sénégal xam ni dafay doon lajna ilmiya mushtaraka mutaxassa li ximaayati almuqaddasaat al islamiya wa sawaabit al mujtama al sénégali loolu gis naa ni jot na ñu xalaat ci beneen bi may jeexalee mooy xeex bi nga xam ni tubaab yi jóg nañu ngir xeex ko l'islam rawatina ci Afrique am dëkk yu ko jiite ngir sàmm ñiy liggéey ci l'islam ak ñiy jéem a dund seen diine rawatina ci jeunesse bi ci xale yi rawatina ci ñi nga xam ni daanaka dañoo dispersé wu ci quartier yi te tënkuñu ci ron ay mbooloo yoo xam ni xaj na mën nañ leen orienté nga xam ni ay dérive mën na am ci shabaab yooyu naka la ñu mën a xalaatee pour shabaab yooyu fexe leen ba encadrer leen fexe leen ba am lu leen yiir loo xam ni ci ay mag ak ci ay borom xam-xam yoo xam ni dérive bi nga xam ni moom la ñu nar a tàbbi te am na ñu xam ni ay ñu ngi ci xalaat yu mel noonu mi ngi tàmbale ci tasaaroo ci yenn shabaab yi nga xam ni loolu dérive yooyu kii xeex l'islam mën na cee tadarru jaare ci xeex ñi nga xam ni ñooy liggéey ci l'islam bu set bi fii Sénégal. shukran. asalaamaaleykum. ñu jël intervenant bu mujj mooy Abou Salama. kon nee na moom mu wax nañ li mu bëggoon wax dinañ jox al oustaz Cheikh Ahmad Bamba mu am ay taaliqaat yu gàtt bu pare peut-être ñu jox docteur Ahmed mu am ay taaliqaat yu mu def bi si fa am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk yi bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala ci contribution taaliqaat wala taqibaat yi mbokk yi def dañuy jàpp ne daanaka ñoo xaw a bokk fu nu jëm mën naa ne bil ijmal mënees naa tontu presque benn tontu général boo xam ne duñu ko jagleel kenn par kenn yi nga xam ne moo jëm ci ñi rafetlu ñu xam madmunu téere bi balaa ñuy tontu loolu jàpp naa ne ànd naa ci mais dama yaakaar ne li ma dégg ñenn ñiy wax
benn téere ci àdduna amul sañ-sañu ñëpp liir ko alquranul karim moo gën a màgg ci téere yi mais ñëpp liiruñu ko même ci jullit ñi defe naa ne téere bu benn mu alif bind itam mënuta am jagleel ñëpp liir ko à la fois waaye ku ko liirul itam defe naa ne am na ku ko wax te loolu ànd naa ci warees naa def effortu def talxiisu muxtawa kitaab bi ba nit ñi am ci fikra bu leer loolu la ñu war a laaj boroom xam-xam yi ci wax yëpp ku ci am fikra bu leer intilaqan min hadihi al fikra defe naa war nga cee mën a joxe xalaat ci laaj ci tomb yi nga xam ne yaakaar naa mënees na cee taxaw pour tontu ci mooy benn bu jóge ci xalaat bu mel ni mbokk mi wax Abdallah Fall iskalier la du Sénégal rek mais ci àdduna bi yëpp léegi boroom xam-xam yi dañuy koy wax jamono bu compliqué lañ nekk te man loolu duma dañ di foog ne mooy taxaddiyaat yi daawa bi di jaamaarloog taxaddiyaat yi bokk na ci jamonoy tey da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mais di def leneen loo xam ne su bëggu jot day weddi loola atte leen du lu yomb ci ñi koy def itam ñi nekk ay afraad ñi nekk ay jamaat man defe naa ci comportement yi nu war a yore ñooñu doo leen atte benn atte ni ngay réagir par rapport ak benn fard bu wax lu génn ci diine wala sax buy attaquer diine bokkul ak réaction ba nga war a am bu dee ab jamaa la loolu lu mat a bàyyi xel la ci fiqhul munazalaat defe naa mënees na cee dellu ngir gën a xam yan taxawaay lañu war a am ci ñenn ñi surtout nag fu demee nu sunu réew mi itam damay leeralal mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci daawa bi ne ci réew yi gën a compliqué la bokk bu may wax loolu mi ngi jëm ci ne xam ngeen ne bu ngeen dellusee ci réew mi islam ci turu islam rek dafa yaatu lool te boo duggee ci kuréel yi koy wooteel léeg-léeg nga jël gis sax kuréel yi fi ëpp doole yu bari ci dëgg la li am na mbokk bu ko wax lu mel ni li Sankharé wax kenn dana wax sax lu gën a garaaw loolu te bokk ci kuréel yooyu waaye jàpp ma ne ni nga mën a xeexe benn fard bu mel ni Sankharé wala nga tontoo ko mën nga koo tontoo ñooñu mbir yi moo ko mayewul mais de sut noppi ci ñooñu moo tax ma yaakaar ne liggéey bi lu yaatu la yaatuwaay bi moo di liggéeyu leeral diine parce que ñoo ñëpp moo leen di tontu gën a leeral sawaabit yi gën a leeral sax almutaxayiraat ma foog ne liggéey bu mel noonu boroom xam-xami lislaam yi waruñu dañ ci di ko def loolu mooy tontu ijmaali bi ngay tontu ñëpp ku bokk ci mbooloo ak koo xam ne benn fard la mais xeex sax comme li ñuy wax alxarbu xudaa xeex sax dafa ami stratégie defe naa ne buñ la attaqué woon ci côté bu ne war naa am stratégie booy répondre stratégie ba ngay répondre boo doon tontu doo tëb attaqué xëy na ka ca ëpp doole ndax bu boobaa mën naa am ña néew doole sax gën a ànd ak ña ëpp doole faf faagaagal la ca réaction ya ngay def da nga xool li ñuy wax ci stratégie commencer par les maillons faibles tontu ba ëllëg xëy na faagaagal ga ngay def les maillons faibles diggante bi sa saf dana ci gën a dëgër sa doole mën na cee gën a yokku mën naa am ñële doon la attaqué te am doole lool seen doole gën a néew loolu yemalewuma ko rek ci kuréel yi nekk ci réew mi tey wa mbubboo l'islam wala lu demee ni moom mais même noon yi gën a mag
muy tubaab yeeg américain yeeg ñooñu ku nekk xam na seen adaawa na bu ñu ko ku nekk xam na seeni ahdaaf jóg génn fi l'islam ci bu leer waaye nag est-ce que da ngay jóg rek jaamaarloo ak ñoom wala am na stratégie bu jullit yi war a liggéeyee bu moytu sax bu mën a moytu sax jaamaarloo boobu parce que jaamaarloo boobu boo ko defee ci ñoom niñ ko programmé xëy na doo ca am ndam la nga bëggoon wala ñoom da nga leen may sax faf ñu sottal la ñu bëggoon loolu lépp nag mooy ak xalaat boo xam ne dama daan wax sax depuis 20 ans te du ma dañ ci di ko wax loolu laa mës a gëm ne jullit yi seen muskila am moo di gannaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàccee jàngale lépp ci fatra ba mu fi nekkee ñun lépp dafa teew ci suñ kanam ñu jàpp ne loolu tatbiqaat ko lu yomb la man saa yu ma déggee ku yaakaar ne lu yomb la dama naan mel na ni déggoo liñ la defloo ndax lu yomb la naam alxalaalu bayyinun wal xaraam bayyin waaye nag jafe gi mi ngi ci bu ñu fàtte ne dañuy dundaat ci beneen jamono bu wuuteeg jamono yële war a tatbiq loo xam ne dafa ami bees yu baree bari ak i njaxas lups yu baree bari te du te muy génn ci forme yu bari itam loolu ngir nga dégg ko dendale ko ak sa jamono am ca déggin du liggéey bu yomb man defe naa sunu ulama yi tey seen liggéey du ma ne sax moo gën a jafe yu démb ya waaye lu jafe-jafe la ndax dañoo tase jamono joo xam ne njaxas yi dafa bari goo xam ne léeg-léeg pour nga ràññale ko rek dafay laaj liggéey bu réeréy bu xóot a xóot loolu nag dafay xaw a nuroog li docteur doon wax léegi bi may dugg si di ko dégg effort mubaadaraat yi boroom xam-xam yi war a am maal asaf nag dafa mel ni boroom xam-xamu tey dañoo gën a tayal sax faf te loolu dafay moo compliquer mbir mi parce que ñoom ñoo waroon a ëpp tey ak taxaw ndax seeni taxaddiyaat dama jàpp ne moo gën a tar taxaddiyaatu démb ñi ñu jaamaarloo aussi mel na ni seeni pexe dafa gën a xereñ tey loolu la shakka fi zalik am bu ñu demee ba ay noonu lislaam mën a am lu mel ni ay drone mën a am lu mel ni ay kii mën a xeex ak yow sax te duñ jaamaarloo yow nii ci seen jëmm yooyu yëpp dafay wane taxaddiyaat yi fi mu toll ak pexe yi fi mu toll te maal asafi shadid mel na ni jullit yi dañoo xaw a mel ni seen taxawaay wala seen yitte jéemuñu koo eggale ci mustawa boobu aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Oustaz Bamba buñ laa jox kàddu gi docteur Mohamed Ahmed Lo jàpp naa ne baax na ñu xam mbir mi fi mu ta jàpp naa ne docteur Sankharé bi mu bindee téereem bi jullit ñi def nañu riposte bu am solo ba mu jaaxle dellu gannaaw ñoo xam ne livre bi li tax accessibilité bi amul mooy ay nu sax yu néew moo dugg ci réew mi daanaka ci téeméer wala lu ko néew ci la toll donc li fi dugg bariwul ñu bari amuñu possibilité lire ko bi ñu waxee riposte mu dellu gannaaw mais dafa mel ni ngembaat nañ ko mu jëlaat deuxième élan boo xam ne bii dafa mel ni dañu ko ne dellu gannaaw teel na réaction yi mu mujj defaat jàpp naa ne ay réaction la yu xala dëgër ñaareel bi mooy téere bi moo ngi fii ci aéroport bi fi mu nekk nii ak ci port bi aéroport bi précisément li ko fi téye jàpp naa ne ay benn yoo xam ne yi am nañu ay yëg-yëg yu am autorité ci fa nuy liggéeye ñoo ko téye pour le moment wax ne téere bi du dugg waaye stock bi moo ngi fi yëgsi na léegi yooyu yëpp ak yi nga xam ne moo xew jàpp naa ne laaj na ñu évaluer ñun suñu taxawaay xool lan moo xam ne lii moom la ñu war a taxawee par rapport ak li nga xam ne lii mooy ñëw ci kanam ma jox docteur mu jox ay intibaatam ci cadre boobu. bismillah rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala
li ñu tàmbalee mooy sant bu baax a baax a baax di ñaanal yàlla mbokk mi le ministre Mouhamad Bamba Ndiaye di sant itam sëriñ Muxtaar Kebe ci jiite gu rafet gim jiite jataay bi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jëriñ lu ci liñ fi dégg ci loo xam ne lu am njëriñ la daanaka li ñu fi dégg nii amut ay tomb yuñ ciy teg lu dul yëg ne responsabilité bi moom yaatu na gën naa yaatu ndax liggéey bu rëy rëy moo nekk ci suñ kanam boo xam ne du benn du ñaar du ñett waaye rek am na ñaari tomb yoo xam ne mbokk yi junj ko danaa ci delluwaat mooy tomb bi may jëkke mooy bi inspecteur Abdoulaye Fall wax mu di buñ xoolee li fi nekk dañuy gis njaxas lu bare bari loo xam ne mi ngi ci réew mi ci turu diini ci lii dikk doonaat leneen lu tegu ci kaw doonaat beneen dimension mu ne iskaaliyaam mooy ndax kii mbir mi daa nekk mbirum kumba am ndey ak amul ndey mel ni kuréel yi nga xam ne ñoo yanu yenn njaaxum yi ñooñu ñooy kumba am ndey su fekkee dégg naa li mu bëgg a wax sànqare ak ku demee ne moom nga xam ne benn nit la mooy kumba amul ndey jàppuma ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk di woote ci sunna dañoo noppi ak noppi gu matale ci li nga xam ne moo nekk ci biir kuréel yooyu yi nga xam ne ñooy woote njaaxum yi waxu kay ñu ngi ciy jéem ñu ngi koy wax ci anam gi nga xam ne mooy gi jàppandi ndax jëmmi daawa it dafa am yoon taxyirul munkar ci boppam mooy lu baaxut nga bëgg koo soppi dafa am yoon sànq ustaas Bamba junj na lu am solo muy fiqhul maalaat li ngay def soo defee lii réaction ba ca nar a tegu lan la war a mën a jural nit ki waaye lan la war a mën a jural daawa bi léeg-léeg nga gis loo xam ne da ngay xam ne lii la ci jaadu woon tey su doon yow yaa nekk sultaan tey nangam lay jóg def kon ci mbir mi waaye na nga ne yoruma sultaan yoruma qudra kon fan la sama man-man yem bi nga xam ne su ma ko defee danaa yëg ne sama jaan wàcc na kooku benn dimension la beneen bi moo di léeg-léeg mbir tëdde noo xam ne boo leen comparé ñoom ñaar fekk bokkuñu mën nañoo bokk ci genn anam mooy lépp luy yàq la rek waaye boo xoolee dimension bi ñu mel ni ñii mu junj di waxee ànd ak ni lu grave la lu doy waar la waaye àggut ci dimension bi ñuy waxee lii moo gën a rëy bu fekkee dem nañ ba toll ci jamono joo xam ne xeex lislaam dañ ko internationaliser di ko defee nag ci anam gu nekk méthode bi nekk ci benn muy nit ku jóg attaquer sawaabit yi nga xam ne mooy yooyu diine doonut nit ku simple waaye ku jàng ba nga xam ne turam àgg na fu ne ci wàllu xam-xam ca xam-xam bam jàng mu jóg dugg ci lu toll noonu bind ci mbind doon loo xam ne daa war a sax tey sax ëllëg nit ñi di ko jàng ba ca maas yi ci kanam moo xam dañ ko gemb wala gémbeesu ko ak nu mu mën a demee waaye su lu mel noonu amee jullit yi waruñoo mën a taxaw di seetaan lool ci ni ko Bamba junje léegi ñenn ñu ci ne danañ def lañu man waaye jàpp naa ne li ci gën a sax tey te gën cee ñor mooy loo xam ne dañ koy bind mu doon mbind moo xam ne ku jàngalee wala nga dégg ko da ngay jàng mbind mi ñi di ko tasaare ko ci langue yi nga xam ne moom la doomu aadama yi di jànge loola nekk fi ku gis la li gis lii xam ne lim doon wax ay caaxaan lu tegul fenn la kooku tontu yi gën a wér ci yoo xam ne warees na ko mën a jëfandikoo ci la bokk mu des rek tomb boo xam ne ci kàddug Ismaïl laa koy daaneele moo di yu baree bari yu mel nii bu amee xalaat yi day faral di bari tasawuraat yi di bari waaye ñi nga xam ne ñooy ahlul xaq te jàpp naa ne ñun ñëpp loolu lañ bëgg ci ñooñu lañ bëgg a bokk suñuy tontu nit itam buñ ko meree li ñuy wax jamono yu nekk na doon lu mën a argumenté mu doon lu wér loo xam dafa am dalil li mu wax sànq ne waa ji bindul téere bi
waaye ay nit a ko bind rek mu signé ko ci turam lu mel noonu kenn waru koo wax sànni ko daa war a am firnde su fekkee loolu am firnde la man kooku élément bu am solo la pour man boo xam ne dama koy soxla ci liggéey bi nga xam ne maa ngi koy liggéey fi mu nekk ci téere bi loolu lu may tanbiih la suñ mbokk yi ci yu mel noonu ndax léeg-léeg nit ku ne ca mbedd moo lay mel noonu mën naa wax yooyu waaye boo demee nekk gëstukat nag ñi lay askane ci xam-xam nga nekk imaam di wax ñuy dégg baat bi ngay wax ak ki nga ko jëmale loo ko mere na fekk ne kooku dalil la mi ngi ci sa wet ba buñ ne la luy wane ne téere bi keneen a ko bind Sankharé moo ko signé nga ne loola mooy lii ak lii ak lii su fekkee lu mel noonu amut nga jàpp ne kon taabir bi nga bëggoon a wax moo la nax leneen nga bëggoon a wax sa làmmiñ wax leneen ñu xam ne kon kooku day dugg ci cadre njuumte wax conférence bi daal wax dëgg yàlla bu am solo la julli nag jot na moo tax daanaka amuñu pexe ci ne dañoo war a taxaw jàpp naa ne li may yëg rek mooy li ñëpp di yëg mooy ku sañoon rek day continuer parce que lu am solo la ci thème yi ëpp solo ci thème yi ñuy jàngat la bokk parce que dafa ñëw contre li nga xam ne ñun moo ñu tax a jóg parce que la chaque année lu mel ni aw askan wu bokk seen benn gëm-gëm keneen jóge fale dikk dal ci kaw alxuraan ci boppam ne alxuraan du wahyu alxuraan civilisation keneen la woon dañ koo toxal rek indi ko noonu jàpp ne ne loolu ci li mën a tas àdduna ci la bokk mën naa indi fitne joo xam ne yàlla rek moo xam fu muy yem su nit ñi doonul woon nit ñu am sago ñu bind ko ci meneenum réew jàpp naa ne kon ba tey fi mu nekk dañuy lim ñaata bakkan ñoo ci jotagu na faatu bi mbir ma amee léegi waaye alhamdulilah fii yàlla def na ci tawfiq nit ñi naqarul nañ ko mettitlu nañ ko anam gu nekk wane nañ ko ca waaye ba léegeet nag ñu ngi takk seeni dënn li ñu tudde istifzaz li borom bi doon wax asbir inna wa'dallahi haqqun wala yastaxifannaka alladina la yu'minun loolu ba léegi jullit yi ñu ngi mel noonu parce que alladina la yuqinoon toujours istixfaaf bi ñu bëgg a def mooy xëcc la ba dugal la ci loo xam ne boo ca tàbbee yow ak njaaxum lay doon kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boroomam daf ko doon tere kon nag dabtu nafs mi ànd ak sa sago xool li nga xam ne moo nekk ijaabi nga def ko loola mooy tontu lu mel ne kii jàpp naa ne tontu yi ci gën a rëy ni ma ko doon waxee mbokk yi mooy delluwaat nag ci alquran jàngaat ko bu wér ba nit ñi xam ko delluwaat ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaat ko bu baax jëfe ko tasaare ko ci askan wi ba nga xam ne kenn ku nekk da nga am sa protection boo xam ne bu ëllëgee ko waxati lu dul noonu kenn ku ne yaa koy mën a tontu sa bopp comme ni ko mbokk mi doon waxee sànq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw mbokk yi ñu fàttali ne li des ci programme bi waaw am na mbokk mu ne dafa bëgg a jàng yenn ay ayat yu nekk sortu Nahl loo xamante ne radd borom téere bi mi ngi ci fekkee mi ngi fi ma mën naa jege jàng ayat yooyu waaw li ñuy fàttali mooy ne incha allahu taala dañuy dem julli ji léegi nii buñ jullee ba noppi daal di dem añi buñ añee ba noppi daal di dallu buñ dalloo ba ginnaaw tàkkusaan nag incha allahu taala la ñuy def benn atelier boo xamante ne dañ ciy tudd nag yenn baramij amaliya yoo xamante ne mën naa dajale jullit yi buñ paree ñu daal di def cérémonie de clôture daal di tëj séminaire bi tafadal iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا أحسنت